asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu suñu mbokku internautes yi suñu mbokku téléspectateur yu TMS TV ñi ngi am mbégte di am kontante di ànd ak yéen sur la TMS TV di télé bi nga xam ni moo feeñal lépp lu nëbbu. alors ñi ngi fii nag ci Gambie ci fu ñuy wax Kololi nekk ci région bu Serekunda fii ñu taxaw nag mooy restaurant Café Denmark defe naa ni sama caméraman bi dina ma ko zoomal léegi ci kaw restaurant Café Denmark noonu la ñuy profito di nuyu le xalif général Alaaji Thierno Moule Sow di le maréchal di le bourreau des dëmm di le xalif des xalifs di le roi médecine du monde di le roi médecine traditionnelle internationale the king of the king di nuyu soxna Ajaratu Mariama Camara ak Mamadou Aliou Sow yal na yàlla yokk ay leeram di nuyu madame Sow la reine di nuyu prince Moulé di ko ñaanal yal na dem ba sut ay waajuram sut le monde entier mais également dañu nuyu suñu goro bu baax di soxna Umu di nuyu képp kuy safoo le xalif général Alaaji Thierno Moule Sow foo mën a ne ci àdduna rawatina association bi nga xam ne Ousmane Samsi Samarousi ji ko jiite nekk fële ci Europe di nuyu aussi association Thierno Moule Sow bi nekk Sénégal nga xam ne Alseyni Silla moo ko jiite. alors ñi ngi fii ci Gambie comme ni ma ko waxee dëkk bi ñuy wax Kololi nekk ci région bu Serekunda alors mobilisé autour d'une grande équipe dirigée par Kara 221 et avec toute son équipe ñi ngi fii ci Gambie war a am ay reportage yu am solo yoo xam ni moom lañ leen fas yéene defal fii ci Gambie restaurant bi nag ki nga xam ni moo ko dirigé mi ngi tudd soxna Elisabeth Gomis kon soxna Elisabeth Gomis mooy responsable restaurant Café Denmark ñi ngi fii nag à 23h passé de quelques minutes ñu fas yéene amal leen ay interview yu am solo ci biir dëkk bi waaye fii la ñu tàmbalee kon maa ngi ànd ak ci caméra bi di le grand caméraman Pape Diagne kon Pape nga zoomel ma un peu sama gars yi ñu ngi nii autour de cette table ñu ngi nii gars yi defe naa ni kuy seetaan TMS TV xàmmee nga gars yi bu baax a baax a baax alors ñu ngi nii toog autour d'une grande table di jël seen yu baax alors xam naa fan la ñuy démarrer alors fi ñuy njëkk a démarrer mooy ki nga xam ni mooy le responsable de la sécurité muy Diop ngeen gis muy def liggéey bu am solo fële ca Cambérène 1 ci clinique Alaaji Thierno Moule Sow kon Diop ñu ngi lay ziar di la jox sa wàccuwaay di la nuyu sur la TMS TV ñi ngi nag Gambie ñu ngi lay ziar bu baax a baax Diop kon ñu tàllal la suñu micro yaa ngi en direct sur la TMS TV. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di nuyu ki nga xam ne mooy Thierno Moule xalif général ku lu jine macha allah boobu ba léegi mu ngi jàppale si yoon bi di xool nu ñu ñëwee waaye tamit di nuyu ki nga xam ne mooy Ami Mané Jackson moom mi nga xam ne tamit moo waral li ndeysaan mu bàyyi yitteem yëpp ndeysaan bëgg ñu ñëw fii mu fare lu bëri dépassé lu bëri moom tamit ñu ngi koy jaajëfal ñu ngi jaajëfal tamit équipe TMS bi di jaajëfal ñi sama gars yi ñi nga xam ne ñoo ñu jël si woon son si yoon bi lool macha allah di wax affaire yi nice na trop rafet na affaire yi gis nga mënu woon ñàkk mu am nu mu demee mais macha allah egg nañ si jàmm ñëw nañ si jàmm ñu ngi jaajëfal ñëpp di jaajëfal équipe TMS bi yëpp macha allah ak ñi jàpp si bés bi yëpp pour mu baax di jaajëfal Ami Mané Jackson ak waa këram di wax sonn nañ si affaire yi tamit ñoom tamit sonn nañ si affaire yi trop mais ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax macha allah gis ngeen Alf Sène mu ngi moom defe naa moom mooy. moo jiite délégation bi macha allah xam naa moom après dina am lu nga xam ne moom dafa si sànni macha allah kon ñu ngi jaajëfal ñëpp Moussa Ba di la jaajëfal bu baax yi tamit waaw di wax daal noonu la daal macha allah affaire jaar na yoon trop ñu ngi am contentement bu baax waaw di am mbégte bu baax tamit macha allah. ñu ngi am contentement bu baax di la jaajëfal bu baax a baax kon defe naa ni dañuy avancer waat un peu alors kii nag ñuy waaj a tàllal suñu micro kii mooy Alseyni Silla defe naa xàmme ngeen ko bu baax également ci la TMS TV
moom mooy chef de délégation mais également ku xam clinique Alaaji Thierno Moule Sow mooy responsable kër ga nekk ki nga xam ni vraiment sëriñ bi aussi am na fu mu ko teg am confiance ci moom. Alseyni ñu ngi lay ziar bu baax a baax di la dalal ci TMS TV di la wax ñi ngi ci Gambie lan nga ñuy wax. waaw macha allah Moustapha Fall wa auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. macha allah vraiment ginnaaw bu ñu sante yàlla julli si Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi sant suñu sëriñ bi Thierno Moule Sow le khalifa général kullu médecin traditionnel du monde. macha allah di sant Madame Sow la reine macha allah di sant prince Mohamed Moule macha allah di sant Ajaratu Mariama Camara ñoom soxna Umu yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar. macha allah di nuyu soxna Ami Mané Johnson depuis Europe ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar macha allah di nuyu magam Fatimata Mané macha allah ak waa kër gi yëpp macha allah vraiment yegg si nañ si jàmm macha allah instant yii nii ñu ngi si restaurant bi di reer macha allah vraiment dalal nañ jàmm vraiment suñu xel bi dal na bu ñu ñëwee ñu jaar si kër gi foofu la ñu xeewalu ñu xeewalu foofu aussi ñu jëlañu foofu indi ñu su fii si restaurant bi pour ñu reer macha allah. gis ngeen teranga yi macha allah instant nii sax dañoo lekk boo macha allah biir yu fees del suñu reer bi ngeen gis fii nii si ginnaaw moo nekkee noonu macha allah xam naa ne incha allah dañuy waaj a dem nii léegi si hôtel bi hôtel Baobab foofu la ñu dem nii léegi incha allah ñu fas yéene donc noppalu suba moom après ñu mun a reprendre liggéey bi incha allah ñu commencé liggéey bi suba si vendredi xam naa ne 2 jours lañ fi am macha allah vendredi samedi. avant loolu nag maa ngi nuyu équipe yi ñi nga ma àndal yëpp macha allah di ko dalee si yow Moustapha Fall ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu Saliou Samb macha allah journaliste di nuyu Sarata Aydara di nuyu Kara 221 macha allah ak Papa Diagne suñu caméraman di nuyu suñu grand frère bi tonton Aziz ñu ngi koy nuyu bu baax macha allah di nuyu Serigne la sécurité de Thierno Moule Sow macha allah di nuyu suñu géwél bi Mor Sow yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu ak suñu chauffeur bi Soulay yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu ak waa kër Soxna Ami Mané ou bien Soxna kii Fatimata Mané ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar vraiment di rafetul takkawaay bu baax a baax waaw bu ñuy ñëw na dañoo ñëw ba si frontière bi macha allah ñu gars yi nga arrêté ñu foofu laaj ci ñu maanaam autorisation donc loolu lañ nekkoon di liggante parce que taalibe ñu ngi xaar fii bu baax mais. bu ñu nekkee di liggante affaire bi si la nekkee 3 jours bi tombé ñetti Thierno Moule bi macha allah def naa ne macha allah Thierno Moule wonati na boppam. mu mel ni ñetti Thierno Moule moo ñu dugal ah. waaw gis nga de ñetti Thierno Moule moo ñu dugal macha allah parce que dañoo fanaane di def ñetti Thierno Moule yàlla def na ne la troisième jour ñu am suñu papier bi autorisation bi pour ñu mun a dugg Gambie. waaw dugg nañ si jàmm macha allah vraiment gis nañ taxawaay bi yëpp rafet na macha allah kontaan nañ bu baax a baax waaw bu ñu ñëwee nag macha allah bu ñu nee autorisation la ñu laaj macha allah Thierno Moule aussi la même chose wone boppam parce que amoon na benn instant réseau bi yëpp dafa coupé woon Gambie amatul Gambie yëpp amatul benn réseau partout ñu ngi doon woote mais jàllul mais macha allah bu yàlla defee ne vraiment ginnaaw bu ñu. sax wane ni Thierno Moule moom kenn du moom ci kaw suuf. waaw macha allah Moustapha Fall Thierno Moule moom kenn du moom macha allah xam naa ne instant ni jinna Gambie yëpp dañoo tiit waaw dañoo tiit instant ni kon équipe bi dañuy ñëw fii ñu yaakaar ne Thierno aussi si la bokkaale mais Thierno ñëwagul mais mu ngi ñëw nañu préparé rek quoi jinna yëpp dinañ leen tuubal dugal leen si diina l'islam jinna yi nekk Gambie fii nii yëpp dinañ leen tuubal dugal leen si diina l'islam yu nekk taalibe Thierno Moule incha allah si kàttanu suñu borom bii non c'est la première fois de sortie parce que depuis ñu inauguré TMS TV bi yàggul. donc depuis ñu ko inauguré ça fait pas une semaine après ñu commencé suñu première sortie bi ñu commencé ko si Gambie xam naa suñu jógee si Gambie fii dinañ wër région yi yëpp suñu paree si région yi incha allah dinañ organiser benn lumo international incha allah loolu tam xam naa ne saa bu jotee rek dinañ ko am après ñu doog a commencé tournée internationale partout dans Europe incha allah dinañ si dem waaw loolu pour jinnay préparé bu baax a baax Thierno Moule moom sonnul tayalul incha allah day jàmbaarloo ak jinnay vraiment di xale ko foofu boo si kanam tuuti incha allah. jërëjëf Alseyni defe naa ni Pape mën nga taxaw foofu ba léegi ma jege le doyen Aziz Diagne defe naa ni Aziz Diagne kenn du ko présenté au Sénégal journaliste yu bare bari jaar nañ ci ay loxoom mu nekk suñu grand bi nga xam ni il a une expertise avérée et des compétences reconnues doyen Aziz Diagne
alors ñu ngi lay ziar di la nuyu di la dalal ci TMS TV alors sama laaj mooy alors ban commentaire ngay def ci initiative bi nga xam ni Alaaji Thierno Moule Sow def na ko yebal équipe bu TMS TV pour ñu ñëw Gambie fii def fi liggéey bu mucc ayib. waaw jërëjëf Moustapha defe naa ne bu doon test ma xam ne le test a réussi ça a été un coup d'essai ça a été un coup de maître comme ni ñu amee habitude di ko wax dans le jargon du journalisme mais surtout aussi di gërëm ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu fi dalal reer ba añ bañ toggoon biñ ñëwee léegi dañ ne dañ koy lekk par la force ñu añ ko ba mu bëri doole fi mu ne nii reer bi fi mu ne nii dañ naan dañ koy denc ba ca kanam donc loolu mooy wane ne wax dëgg yàlla Gambie dañu yàgg ci teraanga parce que dañu xam teraanga mais nag loolu aussi du ñu bett parce que nous sommes dans le cadre de la Sénégambie et cela ne nous surprend pas quartier bi moom moo tudd Kololi boo ko xoolee dafa bokk ci Sénégambie alors espace boobu ñu tuddee Sénégambie tey te Kololi bokk ci tey ñu ñëw dalal ci ay sénégalais bi ñu yegsee toog ñu dégg ñu teg musique Thione Seck ñun kay géntuñu Sénégal ba léegi ñun ñu ngi Sénégal en tout cas daal nous remercions tout le monde di wax aussi suñ satisfaction suñ contenté ci sëriñ bi wax naa ko keroog ci ci inauguration bi TMS mooy télé bi nga xam ne mooy yéen a ko tuddee mooy télé bi feeñal li nëbbu Thierno Moule Sow man dama ne Thierno Moule solution maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp. jërëjëf kon xam naa ni dinañ ci ñëwaat lu mu gën a gaatoo suba kon Pape ba léegi mën nga yem foofu ñu avancer un peu avant may ñëw ci sama ñaari naataango yooyu ma ñëw ci kii nag defe naa ni kii mooy Modou Sow kii defe naa ni moom it xame ngeen ko bu baax a baax muy am taxawaay bu am solo ci Alaaji Thierno Moule Sow wóllëreem la lu Alaaji Thierno Moule Sow xew la mi ngi ci wetam mais également moom mën nañu wax ni ci TMS TV la bokk parce que mi ngi ciy def aussi liggéey bu mucc ayub Modou Sow ñu lay ziar di la dalal ci TMS TV alors ñu bëggoon rek nga wax ñu lii nga xam ni Alaaji Thierno Moule Sow da ko xalaat pour di envoyer TMS TV dans la sous-région et dans le monde entier ñuy dem di seeti taalibe yi di seeti fans yi di def liggéey bu am solo lan nga ñu ci mën a wax. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah Alaaji Moustapha boo ma laajee lii sama xol day sedd ndax nag Alaaji Thierno Moule Sow le khalife général le maréchal des médecines traditionnelles internationales du monde moom bu ñu yabalee ibbi télé bi nga xamante ne tubarkalla mooy TMS TV kon fa tabarakallahu dañuy jug rek ak mbégte waane di xam ni fekk si nañ fi ay nit ñu baax ñu dalal macha allah di sant yàlla di sant yonent bi di sant suñuy wayjur waane di sant Alaaji Thierno Moule Sow bu baax a baax a baax a baax di ko ñaanal tamit jàmm ak salaam ak sutura ndax nag lii dafa rafet nga am ay taalibe ñu nekk partout dans le diaspora ngay jug di leen seeti ji di leen nemmeeku dafa rafet yabal équipe bu mel nii tubarkalla ñëpp ñëw macha allah ku lim da ngay juum waane ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm ak salaam ak sutura yàlla na nu yàlla may daal ñu yeggaleeg suñu sago waane bu ñu jógee ci lii nañ xam ni am na yeneen ak yeneen mbir yu ñuy xaar ndax nag tubarkalla dañuy ñaan mbas bi nga xamante ni yàlla dogal na tubarkalla mu nekk ci dëkk bi yàlla na ko yàlla dàqal nu ko ak mboolum jullit ba bu ko defee ñu mën a yeggale ak suñu sago lii laa wax kon ba ca kanam incha allah. jërëjëf moo tax yéen a ngi ñu sur la TMS TV di télé bi feeñal lépp lu nëbbu ba léegi ñu ngi continuer alors ñi ngi nag ak suñu sista kii aussi xamee ngeen ko kii mooy borom Petit Matin mais également mooy borom Actunet kii mooy Sarata Aydara alors Sarata ñi ngi lay ziar di la dalal ci TMS TV alors di la wax ban commentaire ngay def ci déplacement Gambie bi nga xam ni sëriñ bi xalaatam la idéem la initiative am la ban commentaire ngay def. D'abord damay nuyu ñëpp nuyu internautes yi nga xamante ni ñoo ñuy seetaan à travers TMS TV waaye itam dañuy daal di nuyu ki nga xamante ni moo nekk kilifa kër gi ndaxte moom moo ñu yabal ndax ñu ñëw fii nii. voilà damay daal di masa coono ñi nga xamante ni ñoom laa àndal mooy sama collègue yi ak sama doyen yi macha allah trajet bi métti na trop. parce que man mii sax instant bi dama sonn sax waaw mais maa ngi masa coono ñëpp waaye damay daal di remercier itam mooy ñi nga xamante ni ñoo ñu invité tudd nag ki nga xamante ni moo nekk Amina je pense Amina
kooku tamit Ami Mané waa autant pour moi Ami Mané donc nag ñu ngi koy remercier di ko jaajëfal bu baax ndaxte macha allah li yombul jóge dëkk ba dëkk. te ñëpp xam nañu Sénégal ak Gambie benn bopp la kenn mënu koo xar mu doon ñaar donc ñu ngi leen di remercier bu baax a baax macha allah kontaan nañ trop ñun waa TMS TV di ko jàlle nag ci ki nga xamante ni moo nekk suñu kilifa mu nekk Thierno Moule Sow macha allah kontaan nañ ci ñëw bi bien vrai que ni sonn nañ waaye tamit jar na ko ndaxte luñ fi fekk macha allah teral nañu vraiment accueillir nañu ni nga ko waree vraiment gis ngeen ndawal yi ginaar yi macha allah ak añ buñ fi fekk vraiment kontaan nañ macha allah kontaan nañ ci. macha allah kontaan nañ bu baax a baax ci Sarata alors kon defe naa ni dañuy jublu ci Saliou également Saliou aussi kenn du ko présenté TMS TV defe naa ni. xam ngeen ko bu baax aussi ci TMS TV mi ngi ci liggéey bi mais également moo yor traduction bi nga xam ni c'est en anglais te defe naa ni loolu c'est important parce que Alaaji Thierno Moule Sow dimension internationale bi mu toll ñi nekk à l'étranger surtout ñi nga xam ni anglais rek lañ dëgg ils ont besoin de savoir li Thierno Moule Sow di def mais également lan lay wax ñun leen ko traduire te xam ngeen ni anglais mooy presque langue bi gën a am doole dans le monde entier kon Saliou ñu ngi lay ziar di la nuyu alors di la wax ban commentaire également mooy même question bi ma laaj Sarata. waaw di kontaan macha allah ci sëriñ bi nga xam ne mooy Thierno Moule Sow le khalife général di donc def benn initiative bu rafet donc yabal ñu pour ñu ñëw def fi reportage en Gambie donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire di remercier aussi ci ñi nga xam ne ñoo ñu teeru ñoom Ami Johnson Mané. donc ak magam bi nekk fii macha allah teeru ñu teral ñu kontaan nañ trop ci ñoom vraiment nous sommes très satisfaits de la Thierno Moule Sow le khalife général des djinns qui nous a accueillis qui nous a donc demandé de venir ici et donc les autres aussi qui nous ont accueillis ici vraiment avec un accueil chaleureux nous sommes vraiment satisfaits et nous remercions tous les internautes et les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre sur la TMS TV. So I would say that we are very happy and we thanking a lot Ami Johnson Mané and all the Gambian people that are welcoming us in Gambia, and we are so happy. We are, just a little bit tired, but tomorrow we'll be just, starting the work. So we're very happy about Thierno Moule Sow, the king of all the kings, about Ami Johnson Mané and everybody. So thanks a lot and thanks for your faithfulness on TMS TV, your favorite channel, the channel which is showing every time what is Kid and Mustafa. alors ba léegi yéen a ngi ñu suivre sur la TMS TV ñi ngi fii nag ci Kololi nekk ci région bu Serekunda ñi ngi ci restaurant Café Denmark nga xam ni ki jiitee restaurant bi mi ngi tudd Elisabeth Gomis ba léegi ñi ngi ànd ak l'équipe de la TMS TV alors ñi ngi lay ziar di la nuyu di la jox sa wàccuwaay di la laaj tur bi ak sant bi ak lan moo waral sa teewaay fii. waaw maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen sant bu baax a baax man la Cheikh Omar yi noonu man la Cheikh Omar Fofana. alors ñu bëggoon xam yow lan mooy sa teewaay fii. waaw luy suma teewaay mooy suma anti Ami Mané Johnson moom moo ñu wax ne comme TV TMS bi ñu ngi ñëw fii so ñu ne pour ñu dem tàccu leen si boodam enfin noonu lañ demee pour dem jëli gars yi loolu mooy suma teewaay fii pour escorter leen isi leen si restaurant bi comme daa ñu yóbbu leen si hôtel bi. alors loo ñu mën a wax ci lifin bi nga xam ni moom la Thierno Moule Sow xalaat envoyé équipe bi fii alors Ami Mané def ci lu am solo teeruñu ak ay waa këram dalal ñu toppatoo ñu bu baax a baax pour ñu def liggéey bu mucc ayib fii ci Gambie. waaw di si kontaan rek xam nga comme gëm-gëm bu mu am si moom loolu xam nga already daf ñu ko convince daal ne this is what is happening te Thierno Moule Sow xam nga def na lu bëri si loo xam ne si suñ benn sista Fatoumata so loolu kontaan nañ si bu baax a baax so loolu moo tax daal ba mu ñu waxee pour ñu dem welcome leen so we decided to just go on xam nga pour welcome leen incha allah. merci kon Pape defe naa ni dañuy jël keneen ki alors ñi ngi lay ziar di la laaj tur bi ak sant bi d'abord. waaw man Moul Lamine laa tudd Moul Lamine Dabo. alors fan nga dëkk. maa ngi dëkk Kanifing Estate. yaa ngi dëkk Kanifing alors comme sa cousin bi li mu wax aussi defe naa dégg nga ko alors li nga xam ni moom la
le marabout di le khalife général des jinne di Alaaji Thierno Moulé Sow def envoyé fi équipe bu TMS TV alors suñu sister aussi Ami Mané def ci lu am solo lan nga ñu mën a wax ci loolu. waaw loolu di rafetlu xalaat boobu noonu trop digga waaw lu sëñ bi xalaat noonu pour def ko lu rafet la ndik Gambie ak Sénégal yëpp benn la comme gis nga comme démba ñu ne yéen xamante wuñ waaye fu mu nekk nii gis nga ne xamante nañ ba pare yéen a ngi ñëw tànk boo xam ne pour gisante taalibe yi nga xam ne sëriñ bi jokkoo naa gaay soo sëriñ taalibe yooyu itam dinañ yëg ne yéen digga sëñ bi yëg na leen waaw ba pare Ami Mané suma rakk yaay la waaw di rafetlu xalaatam bu baax ak lu mu def gëm na sëriñ bi trop moom moo ñu woon sëriñ bi comme yu mu dee def bañ door di dugga si YouTube bi di seet ay mbiram soo digga kontaan nañ trop si liggéeyam dik lu mu defal suñu rakk bi digga loolu mënuñ koo am fenn waaw parce que soona na trop yàgg naa soona mënut a jàng mënut a def dara waaye fu mu nekk nii mu ngi am boppam bu baax soo ñëw bi daal ñun kontaan nañ si trop waaw kontaan nañ si di wax alhamdulilah rabil alamin di leen wax bismillah. merci kontaan nañ trop ci ñëw bi kon defe naa ni suñu mbokk yi guddi na mais li ñu leen mën a wax rek mooy am na lu ñu wax lu mu jot a expliquer un peu ci sëriñ bi kéemtaan yi muy def ci Sénégal et à travers le monde kon defe naa ni loolu suba daal leen ci defal liggéey bu am solo ci Gambie daañu wax kan mooy Alaaji Thierno Moulé Sow daañu wax kéemtaan yi nga xam ni Alaaji Thierno Moulé Sow mi ngi koy def ci Sénégal ak dans le monde entier loolu daañ ci ñëw suba bu baax a baax ak équipe bi nga xam ni ñoom la ñu àndal les journalistes les caméramans ak toute la délégation daan leen ci amal waxtaan bu mucc ay suba ci la TMS TV mbokk yi fii lay xewee ci la TMS TV mooy télé bi nga xam ni moo feeñal lépp lu nëbb